doon lu gudd jagleel ko benn poñ bu am solo ci réew mi toll muy li ci ëpp jëm ci wàllu kaaraange réew mi kaaraange doomi réew mi muy loo xam ne mi ngi waaje jéggi dayoo ñu ne nag jot na kenn ku ne jël ci responsabilité bi fi xew-xewu weeru mars amee bi mu jeexee sénégalais yu bëri wala ma wax sax sénégalais yépp nag ak li ñuy tuddee communauté internationale muy waa bitim réew yépp dañ doon laaj benn laaj bu am solo mooy ndax kii di président Macky Sall ndax nag damay wax ni dañuy wax ni naar bu ndaw lu mu dégg rek lu mu wax rek daf ko dégg fenn ñuy wër télévision ak rajo yi di saaga nit ñi di wax lu bon ci nit ñi dama bëgg ñu xam ni Sénégal yëpp xam ni moom moo leen ko yebal taxaw ci gannaaw nag làqatu bu ko defee suñu yaay yi ndeysaan soo waxee ñu ne man de li tax mu neex ma mooy dafa yaru waaye ku fi génn dem di saaga ay nit di xas ay nit ci jege ñaareem loolu yàgg na fi jamono bi muy nekk ci biir PDS nekkoon ministre premier ministre daal fi créé ay journaux yoo xam ne loolu rek moo ne woon seen jubluwaay mooy saa suñu xëy rek nañu saaga ki nga xam ne mooy adversaire politique am kon ñépp ne woon ban jàngat lay jàngat ci li fi xew ndax dina fi jóge delloo siwaat xelam xam ni réew mi moomu ko léeg-léeg sax dañ naan dañ koo dénk rek dénkuñu ko réew mi dañ koo dénk lenn ci kilifteefu réew mi waaye réew mi kenn ku ne ci ñun daf ci am wàllam ci ndénkaane ndax kenn ku ne sa biir kër na nga ko war a yore dénkuñu ko Macky Sall yow lañ ko dénk moo tax xadis dafa ne kenn ku nekk ci yéen sàmm nga te kenn ku nekk lay sa responsabilité ci càmm gi mooy li nekk sa loxo yow kay chef de famille ba la kay chef de quartier ba la kay chef de village ba la kiy maire ville ba la ba ñu mu demee ci kaw ñépp ne woon am nañu yaakaar ni fii lay jógee defaraat toogaayam rafetal la ca des fii ak 2024 ñu organiser élection ci ni mu gën a rafetee mu dem yoonam ci ni mu gën a jekkee diggante Sénégal ak Sénégal tontu laaj boobu nag sénégalais léegi am nañ ko mooy Macky Sall jàngatul loolu ci xew-xew yi te tey la Waalo gën a ay wala tey la Fuuta gën a ay laay wax loolu la ñëpp gisandoo balaa may sori ci wax ji damaa bëgg a delloo njukkal waa Fuuta samay maam waa Fuuta dama leen bëgg a delloo njukkal parce que lu am solo la juróom-ñetti at a ngi nii bëri na ñu doon murmure ci suuf naan waa Fuuta dañuy def nett ku bandu naan waa Fuuta vote ethnique la ñuy def wala dañuy topp aveuglement dañuy topp lu àndut ak sago kii nga xam ne mooy Macky Sall man de bokkoon naa ci ñoo xam ne loolu dama ko teggi woon parce que jàpp naa ni kenn ku ne di yëngatu ci politique fa nga bokk mën nga fa am tuuti vote affectif loolu fépp la ci àdduna boo demoon Allemagne noonu la boo demoon France noonu la boo demoon feneen ak feneen noonu la vote affectif boobu nag mën na bëri trop mën na yemamaay mën na néew waaye homme politique boo xam ne fa nga sosoo mënoo fa am dara bu yóbbu nga ba politique kon man ma jàppoon ni peut-être dañoo xawoon a exagérer loolu tey nag waa Fuuta googu lenn ci ñoom te ma gëm ni ñu ëpp ci ñoom la ndax bu dematu woon noonu duñu soxla yëpp ay kaar fii Ndakaaru di leen jox ku nekk 20 000 francs pour ñu dem di feesal ay accueil kon ma gëm ni
li ëpp ci samay mbokk futanke tey ñoom ñoo taxaw wane ni Fuuta lañ ko xamee woon xamee ko woon Waalo xamee ko woon Siin xamee ko woon Bawol xamee ko woon Saalum xamee ko woon Casamance la ñu xamee woon Sénégal muy jom fulla fayda fit bëgg lu baax bañ tappale loola ma nga Fuuta tey te tey la fa gën a nekk waa Fuuta googu taxaw wane ni ñoom ñooy les dignes héritiers ñoom ñooy ay sëtu dëgg-dëgg jëgg seet Thierno Souleymane Baal nga xam ne ñëpp xam nañ ko ci liggéey bu rafet bi mu defoon ci li andi la révolution au Fouta tey mooy koo xam ne ay jàngaleem bu ko Macky Sall appliqué woon lii ko dal du ko dal li mu jàngale woon ci ni ñu yore nguur maa ngi invité Sénégalais ñu diiraat ko li mu jàngale woon ci ni ñu yore nguur bu ko Macky Sall defoon lii du ko dal tey ba mu doon l'homme politique le président le plus impopulaire de tous les temps le plus rejeté par les Sénégalais jël alalu mbooloo séddoo ko yaag seen mbokk jaay réew mi jaay doole ku wax nga dóor forcément tànn loolu yëpp Thierno Souleymane Baal bind la ko bu ko toppoon lii du ko fi fekk kon waa Fouta Tampi yooyu wane nañ ni ñoom ñooy les dignes héritiers de Thierno Souleymane Baal wane nañ ni ñoom ñooy dëgg setu El Hadj Omar Foutiyou Tall wan nañ dëgg ni ñoom ñooy sëtu Almaami Abdel Kader Kane wane nañ ko kon ñun ñëpp di Sénégalais waruñu seetaan ñooña ñëpp gis nañu leen dal dañoo war a am suñu solidarité entière dañu war a am suñu jàppale ci bépp fànn bu ñu leen di jàppale tey bokk na ci li yàq réew mi mooy ñi jàpp ni li fi nekk du dëgg yëpp war a xeex léeg-léeg dañuy tombe ci benn piège mooy kenn ku ne ragal na ñu ne suñu ma gisee ak Massamba dañ naan moom moo ne sama gannaaw moo ma gémm te moo ne ñooñu ñuy sóoraale ñoom amuñu fi kersa boobu de ña nga ànd ak ñi ñu war a àndal ñëpp ci yàq ak séddoo réew mi ak jaay réew mi man de xam moo waa Fouta Tampi musuma dajeek ñoom musuma waxtaan ak ñoom waaye naw naa leen félicité naa leen te pare naa pour dajeek ñoom ba cëg mbir kàmm nag du lu may nëbb ngir intérêt réew mi di wax nag ni dañu lancé ñoom dañu confirmer bokk li nga xam ne lancé woon na déjà ci mois de mars bi mooy cette révolution populaire citoyenne républicaine boo xam ne dafa ne dootuñu bàyyi Macky Sall mu nekkee ci ni mu nekkee ci biir réew mi moo tax dama naan concept bi ñu war a lancer sax tey mooy Sénégal Tampi du Fouta Tampi li xew Fouta moo xew Sénégal oriental moo xew Casamance moo xew Sine moo xew Saloum moo xew Bawol moo xew Ndakaaru jaay gii na ñëpp jëlandoo Sénégal Tampi buñ ko essayé soppi sax naan dañuy def beneen langue Tampi bi lañuy baax moo cay ne boo demee Casamance muy Casamance Tampi boo demee Sénégal oriental muy Sénégal oriental Tampi soo ñëwee Ndakaaru muy Ndakaaru Tampi loolu mooy concept bu am solo boo xam ne dañ ko war a lancer ndax fépp a Tampi ci réew mi université yi Tampi Saloum Tampi Bawol Tampi Sénégal oriental Tampi diaspora sax Tampi lan moo baax ci réew mi lan lañ ma mën a ni lii ma ngay dox ci réew mi ba pare waa ji toog fi ne kenn du ko wax ku wax mu foggale ku funki di jaay maa mën a mer ku bëgg a mën a mer dëgg-dëgg da ngay xëy rek éclaté loolu la ñuy xamee ni mën nga mer moo tax ñu leen di apporter suñu solidarité boo xam ne amul fu mu yem di ko apporter it président Bougane Gueye Dany mi nga xam ne attaqué nañ cortège am démb loolu dama koy wax waa opposition bi yëpp di ko wax sénégalais yëpp gis nga borom yar mu yor ab yatam ku ne ku sëqat mu dóor ku jàpp ni man mun naa toog sama coin parce que ñëwagul ci man këla lay dóor wax bu yóbboo nga xam ne su paree ci kooku ci yow la ñu waratuñoo nangu kenn ci Sénégal ñu jaay ko doole fokkatal ko wala ñu ne moom Macky Sall am na sañ-sañu def ay activité ak suñu alalu réew
waaye keneen amul sañ-sañu def activité bi ci réew loolu daf jeex na ci Sénégal. li xew Fuuta nag ñun ñëpp a ko gisandoo defe naa su dee am na projection sax bu ñu mën a def li xew Fuuta ñun ñëpp a ko gisandoo fu ne nag jaar nañ fa pour mu bañ a fës ci Sénégal waaye 21e siècle bii ku foog ni mën ngaa fexe ba verrouiller information parce que am na peut-être ay moyens yoo xam ne mën nga koo tëjee fenn gis nga tey réseaux sociaux yi moo tax mu ciy bëgg a rey boppam. réseaux sociaux yi li mu am ci suivi kenn da ko am lu xew Fuuta benn amateur yor téléphone am filmé ko dugal ci Facebook balaa ñu naan 2 heures de temps 2 millions de vues mun na ci am tey kenn mënul vérifier information boo maîtriser lenn tam ba jàpp ni bloqué naa fii bu doon loolu am na ñoo xam ne tey du ñu exister may ñu woo ndawu Sénégal nag nañu continuer ci noonu. lu am rek nañ ko jël ba pare nañ ko tasaare ba mu egg fi mu war a yegg yëpp waaye li am Fuuta doy na waar mooy amul benn réew ci àdduna réew bu normal ci àdduna boo xam ne l'institution présidentielle présidence institution la moo tax ñu aar ko aar ba léeg-léeg su nit waxee sax ñu woo article 80 institution boobu sécurité mënul nekk ci ay loxo ministre privé loolu amul fenn ci àdduna loolu de ñu ngi koy doog a gis nga jël institution bu ne ni présidence de la république daal di jël sécurité am kaaraangeem nga ne léegi damay dem recruter ay nervi yoo xam ne amuñu benn responsabilité vis-à-vis de l'état du Sénégal ne leen nag yow yaay assurer kaaraange président de la république. état de su eggee foofu mooy état amatul nërmelu état mënul weesu loolu un président de la république en fonction bu dem recruter benn armée de Banyamulenge taxaw sa kaw oto gis sa ministre privé di attaquer ay sénégalais yoo xam ne defuñu benn tort lu dul sa échec politique économique et social lañ ñëw taxaw fàttali la ko ñu leen di dóor sa kanam nga taxaw sa oto di jibile loolu bi ngi doog a am ci àdduna bu leet man de mosuma koo gis peut-être ci jamono dictature yu njëkk ya daan na am loolu mbokk yi lu garaaw a garaaw la lu ñu mënut a nangu la waaye ñu war cee am ay jàngat bi ci njëkk mooy dafa confirmer li ñëpp doon wax bi ñu génnee ci événement mars yi moom dafa woo ay ministre am ñu yokku dëkk bi yëpp daal di def seen soi-disant ni ñu ko tuddee sax mémorandum nee nañu ñun ñooy terroristes yi ñun ñoo fi andi ay forces occultes mooy ay samba boy yoo xam ne dañ leen a recruter fay leen pour ñu taal réew mi ñu ne ñun ñoo taal réew mi ñun ñoo reylu nit ñi bañ leen tontoo dañ leen ne xale bu am ñaari at sax ci Sénégal xam na ni li ngeen di wax ni wax ko daanu si Sénégal ñépp xam nañ ni yéen ñeen a def mbir mi waaye teguñu ci ñetti weer mu firndéw tey moom mi jiite mbir mi moo dem ut ay samba booyam ay force occulte am di leen yónni ñuy dal ci kaw Sénégalais yi loolu premier jàngat bi la il n'y a qu'un seul terroriste au Sénégal wala qu'un seul apprenti terroriste mooy Macky Sall président de la République ab terrorisme nag bu yor les moyens de l'État kooku musiba loolu dañu bëgg mu leer adduna bi yépp nag wër na fa ne ñun ñooy terroriste yi dem na ba daal di def dénonciation États-Unis nga xam ne ñoom dañoo sensible trop ci lépp lu jëm ci waxu terrorisme foog ni fi ñu ko jaaroon ak Assane Diouf dinañ fa jaar ak Ousmane Tounkara ba ñu demee ci procès bi Ousmane Sonko lañ fa yóbbu dossier yëpp laaj leen journaliste Pape Alé Niang mi newoon ci procès bi ñooñu ne leen kii du terroriste te duñ ko delloo loolu nag ñaari camp bu ñuy jaamarloo nga ne nga jiiñ ko ci lenn ñu ne la kooku du loola lañ la bëgg a delloo mooy yow moom yaay terroriste fu ne wër nañ fi ci àdduna gis nga lii ay fax la ñu envoyé seen am
ko seen mémorandum ne leen su ngeen demee wax leen nit ñi ne Ousmane Sonko mooy danger Sénégal moo bëgg a taal réew mi ku bañ Sénégal la ku bañ àdduna la terroriste la mi ngi nii ambassadeur ay ambassadeur bi ñoo ma ko jox waaye lii firndeel na ni archive yëpp a ngi fi dañ ko jaarale fi mu war a jaar ba mu egg fi mu war a egg qu'il n'y a qu'un seul apprenti terroriste parce que su ma nee apprenti li ma ci bëgg a leeral mooy mënul terroriser les Sénégalais loolu tam dafa war a leer su dee loolu la def ci boppam bu yóbboo mu teggi ko bu yàgg parce que dafa xamul jaar-jaaru réew mi dafa xamul lan mooy peuple sénégalais bu ko xamoon dina xam ne mënul terroriser Sénégalais kon loolu mooy premier jàngat bi ñaareel bi mooy ñu interpeller suñu force de défense et de sécurité yi lii am ni dafa wane lu am solo mooy il y a un malaise très profond problème bu rëy am na ci tey suñu force de défense et sécurité yi rawatina nag diggante gendarmerie ak police bu ngeen defoon seen enquête dëgg benn question bu ngeen war a laaj seen bopp mooy le général Jean-Baptiste Tine dafa démissionné moom moo demandé ñu teggi ndombo tànkam wala est-ce que dañ ko changé ci koo xam ne ñaari weer moo ko dese woon pour mu dem à la retraite dafa am ñoo xam ne gor lañu dafa am loo xam ne mënuñu koo nangu ba ki fi jiite woon police bi ndax ci événement mars yi dafa am yu ñu leen santoon yu ñu bëggoon ci ñoom pour ñu dal ci kaw askan bi pour ñu tiire ci kaw nit ñi ñu lànk ne duñ ko def tey nag soppi nañ leen andi ñoo xam ne ku ci liiroon livre colonel Abdoul Aziz Ndaw di nga xam ne tey sénégalais ñu ngi ci xottu gerte seen bakkan nañ ci xottu gerte maa ngi recommandé ñëpp ñu dem lire téere boobu dinañ xam li ma wax te kenn weddeegu ko parce que Macky Sall ci stratégie mooy na am ñoo xam ne bu leen ne woon tiire leen fi ñu tiire ci ful bi ci stratégie mooy na fexe ba def ay recrutement massif jël ay nerveeg yoo xam ne moo leen dugal ci biir police ak gendarmerie ñooñu doon ay criminels en puissance pour li nga xam ne les vrais policiers et les vrais gendarmes nga xam ne c'est des républicains duñ ko def ñooy suñu ñëwee def ko sous couvert du monopole légitime de la violence dans une république loolu mooy stratégie Macky Sall te su ko mënul am ci ay nit ñoo xam ne seen honneur ak ni ñu gëmee patrie bi comme seen devise ni mu ko waxee du leen ko may da leen fiy jëlee daal di ut ñeneen ñu fi teg ñoo xam ne lu mu leen ne def leen ko ñu def ko ma teel a wax nag sénégalais dégg ñun duñu waxantu loolu de sénégalais xam nañ ko ci ñun tey loolu mooy stratégie Macky Sall kon ana suñu force de défense et de sécurité démb gis nañu ay vidéo yoo xam ne fële ci Ourossogui yi pratiquement nervi yi dañ doon xeex ak gendarme yi parce que ñooñu lañ leen sant mooy vous êtes là pour la sécurité du président vous n'êtes pas là pour dem di dóor ay nit yoo xam ne defuñu lu dul sol yére bu xonq ak wax ni président dëkk bi doxul ñu dem engagé ñoo xam ne loolu la ñu war a def à leur place le fait que le haut commandement de la gendarmerie ba démb nag ba démb ñi ko incarné woon di doon ay républicain joxe ordre boo xam ne arrangé wul Macky Sall ci ni mu bëggee ñu terroriser sénégalais yi loolu dañ ciy féliciter la gendarmerie dañ ko ciy féliciter waaye nag moo xam ni li ñuy xaar ci gendarmerie ëpp na loolu la ñuy xaar ci police ëpp na loolu liy responsabilité police ak gendarmerie mooy Samba Boy fu mu munti feeñe même su dee Macky Sall la àndal dañ ko war a jàpp désarmer ko présenter ko à la justice c'est ça qu'on attend notre gendarmerie looloo tax ñu leen di fay suñu salaire Macky Sall fayu leen ñun ñoo leen di fay suñu lempo moo leen di fay te nag dañoo prêter serment ni dañuy servir le peuple sénégalais que amul benn sénégalais bu ëpp droit ci kaaraange beneen sénégalais Macky Sall ëpp droit kaaraange xale bii nekk ci mbedd mi di yelwaan ñoom ñëpp dañu am droit à une sécurité complète te dans une république nag sécurité kenn du ko sous-traité loolu moo andi guerre civile ci réew yépp sécurité dañu ne il faut ñu organiser ko
jël ñoo xam ne dañ leen di former d'abord pour loolu ba pare jox leen teg leen ci ay charte yoo xam ne ci nii la ñuy jàppee nit ci nii la ñuy yóbboo nit alkaati dëgg gendarme wala policier dëgg du song ay nit di jël ay bant di dóor su dee nit def na infraction dañ koy jàpp attesté ko yóbbu ko garde à vue présenté ko à un procureur ñu xam ne ñuy def donc loolu muy interpellation boo xam ne ñu ngi koy def à nos forces de sécurité et de défense. Vous êtes des citoyens comme tout le monde jugewu leen ci asamaan si daanu kenn ku ne ci ñun ci sa famille am nga ci frère wala sœur wala oncle wala cousin boo xam ne tey mi ngi sol tenue Sénégal nag ñoo ko bokk nañu rafetal mbir mi su ngeen deful loolu réew mi fu mu jëm du baax. loolu nag buñ ko waxee waxuñu ko ci cadre dañuy critiquer pour critiquer ñëpp xam nañu professionnalisme suñu force de défense et de sécurité yi àdduna bi yëpp dañ leen fay woo ñu dem di def liggéey bu mucc ayib ñëpp kontaan waaye suñ ñëwee ba seen propre réew ñu def leen ay ndongo yoo xam ne dañuy jël ñu amul benn formation teg leen seen gannaaw loolu musiba ngi am waruñu koo nangu nañu sauver le pays pendant qu'il est temps. wax tam ni lii lépp nag Macky Sall dafa am lu mu ci jublu mooy li tubaab di wax la stratégie du chaos Macky Sall xam na ni mënatul yor réew mi lem fi jot a nekk it defu fi lu tax sénégalais yi war a ne Macky Sall am na bilan waaye Macky Sall amul élégance su Abdou Diouf Macky Sall amul auteur intellectuel Abdoulaye Wade sénégalais dama bëgg loolu ñu xam ko na ñëpp yeewu na bu ñu yaakaaree ni ñu jaaroon ak Wade ak ni ñu jaar ak Diouf la ñuy jaaree Macky ndax nañ seen bopp yàlla ak yàlla Macky Sall parewul pour dem ci ay élections yoo xam ne non seulement waru koo organiser waru koo war cee bokk waaye ñu jaar ci élection bu jaar yoon le meilleur candidat gagné Sénégal continuer déedéet tey pouvoir à vie la gëm moom donc sénégalais nañu xam ni nañu war a def ba jëlee fi Macky Sall bokkul ak nañu def ba jëlee fi Wade wala Diouf de ku ko teg sa bopp rek da nga nax sa bopp su dee nag loolu la bëgg na xam ni Sénégal kenn doon na ko ci way juróom bu dee dëkk ba nga dëkk nga donnul ba su la nit ñi meree taal sa kër boo yaakaar ni Sénégal 197 kilomètres carrés 197 000 kilomètres carrés yow donn nga ko ba yow yaa war a toog dëju ni mel ni statut ni maa fi toog ad vitam aeternam ndax nga sa bopp loolu mënul am kon stratégie de chaos boobu nga xam ne ci la nekk lu mu ci jublu mooy su ma mënatul lekk ci cere gi naa fexe ba xajabal ndam bi naa fexe ba bool bi naa ko xajabal bu dee réew mi dafa nar a tàkk sax na tàkk waaye li mu ci jublu mooy su stratégie kaw amee rek mu justifier li tubaab bi wax recours au pouvoir exceptionnel ne réew mi ngi en danger ay forces occultes am na ay terroristes jóge nañ fële ay milices jóge nañ fële kon man j'invoque la constitution état d'urgence couvre-feu je prends tous les pouvoirs assemblée nationale sax amatul ci réew mi ku yëngatu nga dóor ku yëngatu nga tëj loolu la jublu ci mbir mi loolu nag dañ ko dul nangul duñ ko nangul de parce que ñëpp gis nañ li xew mais tekkiwul it nii nit ñi dañuy banque seen yoxo di ko seetaan muy def lu ko neex moo tax ma wax ni je lance un appel ferme et solennel à tous les Sénégalais ñoom ñi di def li ñuy def nii quelques dizaines lañu bu leen foog ni ay nit yu bëri lañu ñun ñuy ay milliers voire des millions na ñëpp organisé wu man wax naa leen ko dinaa leen ko waxaat duma koo xam ne damay toog ñu mbéj ma ci lexu càmmoñ ma tàllal lexu ndeyjoor ne dóoraatal wër ci télé yi di saaga di xas ça passe encore waaye dóor moom dóor a koy faj bañuma ku ma ne ay day yeef nit la wala dafa violent parce que Sénégal xamul ku riposté Sénégal xamul ku riposté de xamul ku dóor
day dóor ñëpp di gis ñëpp a ngi def tekk nag ñëpp laa wax amul exception waaye ku jógoon di posté ñëpp taxaw nag di wax ndax lii xew nii yàlla xam na ni bu doon Pastef moo def tournée ñu attaqué ko sax mu défendre tey nga gis nuñ koy traité les nervis de Ousmane Sonko def nañu lii gaañ nañu kële dóor nañu kii loolu mooy Sénégal loolu nag su dee ci nii la war a demee ragaluma ku ma ko jiiñ waaye du ma ànd ak kenn di la digal demal joxe sa bopp ñu duma la du ma ànd ak kenn di la digal demal ñu rey la loolu du ma ko digal kenn. Les forces de défense et de sécurité nañu def seen liggéey buñ ko mënut nañu maandu ci mbir mi ngi la waay bu ñu dem di ànd ak ñoom di sot nañ ci maandu ndax buñ ci maandu woon benn fan rek benn fan ñoom ak opposition kese ñoom ak askanu Sénégal kese benn demi matinée rek mbir mi jeex kon li may wax sénégalais yi en tout cas ñi ma àndal ak ñi sama sympathisant ak ñi bëgg seen bopp bëgg seen réew kenn ku ne na nga organiser wu nag préparer sa kaaraange bu leen attaqué kenn nag bu leen dóor kenn bu leen saaga kenn waaye ku leen song da ngeen jël seen matuwaay assurer seen sécurité ba mu mat sëkk ku leen dóor da ngeen jël seen matuwaay na mu ko defee da ngeen ko defee doonal parce que loolu rek mooy solution amul beneen solution Macky Sall su dee moom rek ak ñi mu àndal xam na ni ëppul doole nit ñi fii ci réew mi ils sont une infime minorité sociologique li xew mois de mars waree na ko ñoom ñëpp dañoo demoon dugg ci sous-sol yi nëbbatu waaye bu dee yaakaar na ni ci lii la mën a jaare pour terroriser les Sénégalais ndax na boppam man Ousmane Sonko maa assumé sama responsabilité woote ne na ñëpp organisé wu ci suuf ba ci kaw ba kuñ fi dóor na nga fayu parce que xamante na ñëpp ci réew mi la ñu dëkk te je l'assume devant tout le peuple sénégalais maam sénégalais yi nag ni ñaari at yi ñu jëm dina doon at yu méttee métti su ma sañoon en tant que sénégalais su ma sañoon ak cofeel gi ma am ci réew mi moo wax leen luy daal seen xel ne leen mbir mi dina baax mbir mi dina dox waaye malheureusement demewul noonu waa ji ñaari at yi di ñëw yépp politique la koy def talatul luy gérer réew mi talatu ko da koo mënul sax ndax amul capacité yi amul compétence bi amul gis-gis waaye comme jàpp na ni dafa war a toogaat ci réew mi ala kulli xaal na ñëpp xam ni ñaari at yi di ñëw politique lay xëyee moom lay gonto moom lay fanaane su ma nee politique nag mooy yii muy wër di wax yoo xam ne dara amu ci lim fi diggee woon anam lan la fi def su doon def na loola du dem tey Fuuta fi mu ne woon titre foncier la mu demee nii te feneen fu mu dem ci Sénégal noonu lay demee bu doon bi muy wër Sénégal yépp di def doxantoom yooyu yàq suñu xaalis suñu carburant naan day def conseil des ministres décentralisé milliards yi mu annoncé woon yépp bu doon def na ko ci gox yooyu tey du dem ci biir réew mi ñu koy yóbbu lajj na ba fu lajj na di yem koo xam ne nag juróom-ñetti at nga tëwe ku yaakaar ni ci ñaari at yi di ñëw mën na fi def lu tax ñu ne gongo da ngay nax sa bopp waaye comme moom ni mu tëlee ci ni ñuy defaree réew noonu la taxee ci lépp lu jëm ci politique nañu xam ni ñaari at yi di ñëw sénégalais bu jàpp ni dina yomb d'abord du yomb ci contexte politique bi parce que bu doon am na ay régulateurs yoo xam ne jox na leen cër rus na leen suñu waxee mu déglu leen kon mbir mi dina yomb mais loolu amul ci réew mi lii yëpp ñun ñu bëri dañuy interpeller nañu yéen a def erreur parce que bañ ko jekkoo ci mars nga xam ne bu ngeen bàyyi woon gone yi heure bi nekkatul président waroo leen woote ne teggi leen seen tànk ma tontu leen ne leen erreur amu ci réew boo ci nekkee séq kook ay pàcc bu nekk di ay kilifa ku nekk da nga koy jox cër te loolu taxoon ñu def li ñu def te rëccuwuñ ci dara waaye bu ñu doxee ba gis ni nag mbir mi benn boor la féete ñii mun nañu joxe cër ne d'accord nañu ñële ne ñun fu ñu jóg yëkkati suñu yat dóore yaram benn la kon am nañu suñu fulla bu mat sëkk ba jël suñu matuwaay
ba ku ñu dóor ñu fajante kook yow. kon may wax sénégalais yi ni kenn ku ne boo wéeteeg sa bopp laajal sa bopp lu simple ndax réew mi soppiku na, ndax sa dund soppiku na. tey la dund gi gën a cher, lan la gaz di jar, lan la ceeb di jar, lan la courant di jar, lan la ndox di jar, lan la pomme de terre di jar, lan la soble di jar. tey la Sénégal gën a métti. njàng mi est-ce que dox na professeur yow mi nekk université wax naa léegi université Tampi. njàng mi ci suuf est-ce que dox na, paj mi est-ce que dox na, mbay mi est-ce que dox na. Sénégal foo laal tey la gën a métti. nga boole koog nag bëgg a jiital coxor ak xeeb nit ñi ak foog ni yaa moom réew mi ku yëngatu nga dóor. loolu ni tubaab naan cocktail la boo xam ne daje na boo xam ne man de awma yaakaar ci fu ñu jëm. na Sénégalais bu nekk nag jël matuwaayam, man maa ko wax ndax réew mi ñoo ko bokk. suñu toogee nag di sàggan di seetaan ba lii nga xam ne moom mu ngi koy rumbanaat mu am fi kenn ku ne dina nga toog wéet sa ruq di jooy te doo gis ku lay saafara sa borom sa jàngoro. kon tey lañu mën a jël suñu matuwaay parce que Sénégal nous sommes 16 millions de Sénégalais. ñoom ñooñu di pëtti pëtti di def li ñuy def man gëm naa ni matuñu sax 500 000 Sénégalais. kon nañu jël suñu matuwaay lii ma wax nag ci jafe-jafe dund bi moo tax fi may daanele di woo Sénégalais yépp nag ci benn rassemblement exceptionnel boo xam ne mercredi prochain incha allah muy le 23 juin. parce que li taxoon 23 juin am ba ñu célébrer ko yi yëpp ci la woon. comme nag dara soppikul boobu ak léegi ñuy woon ñëpp nag ci rassemblement bi nga xam ne opposition ak société civile ñu ngi koy organiser pour ñu delloo buum ci mboy mboy ga pour ñu wax sénégalais yi malheureusement amoon nañu yaakaar waaye erreur bi gën a rëy bi ñu mës a def Sénégal c'est d'avoir élu un homme qui s'appelle Macky Sall un jour de mars 2012. kan la taxoon ñu élire ko yépp muy les promesses du 23 juin il les a trahis. loolu moo tax ñuy woote ci ndaje boobu. su loolu weesoo nag dinañu dugg ci réew mi diggante 23 ak 24 ak 25 commencé suñu tournée nationale ñu tuddee ko nemmeeku tour. ñoo ngi yéegal nag ni ñoom ña ngay waajal pour fu ñu dem ñu yónni seeni nervi ñu ne dañuy attaquer convoi Ousmane Sonko. bu ko defee ñu gaawantu ne ñun ñoo andi trouble à l'ordre public ñëw jàpp ay éléments sama sécurité geneen ak geneen. ñoo ngi xaar ba ñu toll foofu parce que Macky Sall moomul réew mi te du ko musa moom. ñu ngi leen di gërëm di leen sant.